xam nga ñun moom si ndigal la ñuy tënku te ku ñu xam-xam ne ñun dañu gëm ndigal te président de la république mooy sunu kilifa bu mu ñu woowee waxtaan ak ñun ñëpp mu ne ñu dañu bëgg lépp lu ngeen jàppoon ngeen bàyyi ko ñu jàppalante si suñu biir si commune bu nekk ñun waa Yoff nag bu ñu toogee concerté ñu xam ne Abdoulaye Diouf Sarr am na benn légitimité bu nga xam ne tey jii war nañoo ñun ñëpp war nañu bootu si ginnaawam jàppale ko te it am na dayoo boobu moo tax ñun ñëpp lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko ñëw si ginnaawam du ko dooleel du ko jàppale ndax leader naturel la te it kilifa la te it ku am taxawaay la moo tax ñun ñëpp amul kii wala kaa képp ku nga xam ne am na woon na liste si local yi ñëw na si ginnaawam di ko dooleel. confiance totale lañ am parce que tey Abdoulaye Diouf Sarr mooy lu ma koy wax chaque jour rek moom waa Yoff bañuñu ko waa Yoff moom rek la ñu bëgg dañu ko jël def ko seen xol. mais nag dafa amoon lu fi amoon muy 2 ans d'absence yu nga xam ne am na fi muy Covid bi ak lu mu nekkoon ci côté santé bi coronavirus bi lëmbee dëkk bi mu nekk fi liggéey bu mucc ayib mu nekkoon général bi def ci lu mu mucc ayib ba nga xam ne mënul woon a tal sax pour wàcc ci base bi pour liggéey base am pour mairie Dakar bi mais na loolu dañ ko ci masaw ñu xam ne jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te instant bi ku xool Yoff engouement bu ñu am ak taxawaay bu ñu am ñu xam ne jox nañ monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bopp bu baax a baax a baax tey jii ñun am nañ lu nga xam ne ñun doon nañ ko benn melokaan bu nga xam ne tey jii ñun dootuñu nangu mukk kenn di wax naka sudul noonu monsieur le président de la république monsieur Macky Sall wala Abdoulaye Diouf Sarr ndax ñoom lu ñu war a liggéey nañ ko liggéey bu mucc ayib ba sénégalais yi yëpp teg seen bët boo duggee Yoff comme nu mu koy waxee saa su ne Yoffu 2012 ak Yoffu léegi wuute na Sénégalu 2012 ak Sénégalu léegi wuute na ñoom nag nañu takk rajo yi di wax mais lu ma wax Abdoulaye Diouf Sarr bu mu tontonteeg mindeef képp ku ko xuri man ma wokk ko ku ko wokk ma xuri ko du moins man pare naa pour lépp jël lu ma am ak lu ma amul lu ma mën ak lu ma mënul jàmmarloog ñooñu ndax du ñoom ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ak ñun la ñoom ay jeunes lañ ñun ay jeunes lañ danañ jàmmarloog ñoom dafanteeg ñoom ba ñu xam ne ñun président Macky Sall kese moom moo war a nekk Sénégal moom dong moo fi liggéey lu nga xam ne tey jii depuis Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade kenn def ko fi mi ngi mel ne ñu ne la asamaan saa nga ne gisuma asamaan si ku mu neex na wax loolu ñoom seen i mentor sax doyuñu ngalax ndiku waxutuma la ak booy yooyu noonu man pare naa lépp finir xam la moo tax mu yomb définir tey jii Abdoulaye Diouf Sarr mooy 4e sur la liste nationale loolu par force day nekk député amul beneen liste bu nga xam ne dugal nañ benn candidat ci liste yi amul ku dul Abdoulaye Diouf Sarr ñun waa Yoff na ñun ñoo war a xam bu baax a baax ñu takku bu dëgër ñu fexe jàppale sunu doom Abdoulaye Diouf Sarr ba yóbbu ko mu toog ci siège bu nga xam ne moo ko moomal boppam mu am légitimité totale buñ ne waa Benno Bokk Yaakaar fan lañ commune yu ñu gagné yëpp fan moo ci ëppale lu ñu rawee gars yi waa Yoff mën a yëkkati seen loxo loolu laay ñaan te maa ngi lancé benn appel bu baax a baax waa Yoff nañu xam ne seen benn doom moo nekk ci liste électorale yi muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr moom dong moo ci nekk. jigéen jogal ñëw Yoff Lat Diop ne ma Mame Ngoné nan nga mën a amee ministre nga bokk jigéen jogal te mënoo dem gis ka ma ne ka man kat aw ma faruma moom Biram ñi nga laa faral waaw Biram ñi nga laa faraloon bi may nekk Aros lii tax ma bàyyi Aros man maa nekkoon premier candidat monsieur le ministre bi farax Biram ñi nga moo ma fa jële lii tax dama fekk fu ma mitti mu jële ma fa kon dama koy topp rawatina nag ma ñëwaat ci Calabas moom mu ñëwaat àndax Biram mu ñëwaat jàppale Calabas kon damay albatako ci moom ministre Diouf Sarr même bu ñàkkee mairie Dakar warulam ñàkk a Yoff billaahi ñi ngi toog ma ne leen parce que kii royukaay la ndax ku bëgg a dëkkaam neex naa xam bëgg sa dëkkandëk yaa ngi koy jëkke ci say jigéen te li ñu wan nii wan nga ñu yoon te yoon wi ñu wan nii yow boo dawul ñun duñu daw billaahi duñu daw xam nga tax duñu daw man Mame Ngoné fu ma xës na adhéré naa fa
asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Yoff gi yëpp ak les environs di leen sant bu baax di leen masawu it ci ndox mi di ñaanit ñu xam tuuti quel est l'enjeu aujourd'hui de ces élections ñun li ñu bëgg tey ren nii ci waa APEXI dans un cadre général on voudrait une reprise que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr jëlaat Yoff ci nan moom il est 4e au niveau de la liste nationale ce qui veut dire que toujours le président a toujours confiance en lui s'il n'avait pas confiance en lui il ne serait pas aujourd'hui à ce niveau donc rien n'est perdu Yoffois dara weesul il suffit ñu taxawaat tuuti rek ñu delloo ko fa mu nekkoon parce que moom foofu la xam moom foofu la mérité donc ñun ñi nag ñoo koy jël teg ko foofu di def un vote massif képp ku votel feneen fulul pour Abdoulaye Diouf Sarr yaa ngi votel pour beneen gox soit yaa ngi votel Pikine mbaa feneen wala Hann wala leneen te ñun Yoff Abdoulaye Diouf Sarr moo mën a régler suñu problème ab waa Hann wala ab Pikine wala waa feneen mënu ñëw régler problème yu Yoff donc il faut qu'on comprenne pourquoi on doit voter pour Abdoulaye Diouf Sarr ça c'est un. Deuxièmement, on doit voter également pour Abdoulaye Diouf Sarr pour mu revenir à ses positions. Il est toujours à cette position mais mu yokkaat beneen position parce que lu fi jiw yu jeexul lu jiw jeexul jogu fi te jiw yu jeegu fi donc moom jógee ko fi xamal ne toujours le président a toujours confiance en lui nañu ko dolliwaat booteel ko massivement pour que tous les enjeux tous les besoins de Yoff moom moo ñu ko mën a régler parce que je sais qu'il a la capacité il a la carrure il a le cœur de pouvoir en faire régler tous les problèmes de Yoff donc c'est une personne boo xam ne bii suñ ko ñàkk nañ yàlla buñ ko ñàkk nag nañu ko jàpp bu baax te ni ñu koy jàppee mooy bépp carte bi mu nekk moom liste bi mu nekk moom la ñu voté massivement pour que mu dem au niveau de l'Assemblée mais aussi avec un fort taux c'est-à-dire une participation bu mag am benn taux bu ngand bu mag a mag bi ngay permettre mu am une assise parce que politique assise la il faut renforcer la base est déjà là mais il faut encore renforcer waat ko mu gën a dëgër te loolu moom mooy enjeu bi donc maa ngi appeler ici à tous les Yoffois de pouvoir reprendre les cartes et bien de voter pour Benno Bokk Yaakaar. di nuyu yéen ñëpp nekk ci turam ak santam di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo monsieur le ministre mu nuyul ma ñëpp man damay wax ne man duma politicienne femme de développement la pour mu leer mais nag loxoy wo Bawol day weesaloo ku la jàppale di nga ku la nekk li olof naan ku la nekkal ci kër gi nga nekkal ko ci naaj bi. ñoom ñu réunion ci buntu kër ga toog ma ne leen comme dafa woote fii bàyyi leen li ngeen def ngeen dem rejoindre leen parce que mbooloo mooy doole nit dina bëgg a politique mais expérience politique ak jàng ba am diplôme c'est pas pareil léegi nag ñoom dañoo jóg rek pour ñëw taxawu la jàppale la ndax ku neex a jàppale la ma leen wax ne leen local yi li ma gis fii Yoff man gisuma ko feneen mais nag yàlla mooy dogal te yàlla xam ne lépp lu ci dëkk yi lépp lu ñu réeroon ci local yàlla nañ ko fay ci législatif yi te monsieur le ministre mérito nga lépp man dama lay sant di la gërëm di la wax ne foo nekk département bi ñoo ànd local yi ba mu jeex foo nekk dinaa fa nekk te fu may yeewoo dinaa fa dëgg sama tànk ndax nit ñi xam nañ la liggéey nga lu jar a taxaw jàppale la te fi ma nekk APEXI 2 ñu ngi nii def délégation lu ñu mënoon ci benn incha allahu rabi ak sama expérience politique ma dem ba nekk attaché cabinet ministre dinaa ko liggéey ci seen bopp yi ba ñu jàppale na ndax mérité nga lépp ci Yoff yàlla na ko yàlla mottali merci beaucoup. jëf vraiment mbokk yi les téléspectateurs maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man la Adja Nogaye Mboup
responsable de la commune de Yoff, conseiller municipal aussi de la commune de Yoff au sein de Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci daje bi ngeen dajeek ñun tey question bi ngeen di laaj dégg nañ ko ñu ngi dugg nag ci jeexitalu campagne bi muy suba muy le vendredi 29 ñu jëm le 30 samedi le 31 juillet muy élection législative élection yi nag xam ngeen ne seenu candidat bu Benno Bokk Yaakaar muy Abdoulaye Diouf Sarr di 4e sur la liste nationale muy loo xam ne lu am solo la ci jeexitalu pencum ndaw réew mi Abdoulaye Diouf Sarr nag fut maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr fut ministre ci ministère yu baree bari Abdoulaye Diouf Sarr di doomu Yoff kon tey su fekkente ne da ngeen ñu ñëw laaj ñu fu ñu toll ci campagne bi dañuy wax ne rek am nañu mbégte am nañu satisfaction ci sénégalais yi ñu dajeel bu ñu nee sénégalais yi nag xam ngeen ne Abdoulaye national lañ ko jël waaye dañuy dàmbalee fi nga xam ne mooy base am muy Yoff ñu seeti ñëpp ànd ak la grande coalition Benno Bokk Yaakaar muy xarit yi muy soppe yi xam ngeen ne ñi fi nekkoon ci liste parallèle yi yëpp dañoo ñëw ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ne dañuy jëli ndam li ñu def manko wuti ndam li ñuy ñaax nag képp ku nga xam ne yaa ngi ci Yoff xam ne bis bi lu am solo la mooy gannaaw bu ñu jëlilee suñu carte d'identité yi ak carte électeur yi nga xam ne mooy couplage bi ñu dem voté ji nag massivement mooy tax légitimité bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci Yoff Abdoulaye Diouf Sarr mës ko am seen doom mës ko am ñu jox ko naam sax 4e bi mu nekk tey bu liste nationale bi jàllee dafay jàll waaye nag doon ndaw ñu yabal la ca turu ña nga demee dafa am solo looloo tax boobu ba tey këroo kër néegoo néeg ñu di fa dugg ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak la grande coalition Abdoulaye Ndour ànd ak Birame Gningue ànd ak Moustapha Tall ànd ak Mamadou Gueye ànd ak ñëpp ñi nga xam ne jigéen ñi kenn desul jeunesse bi kenn desul mag ak ndaw kenn desul imam yaa ngi ciy jàpp délégué de quartier yaa ngi ciy jàpp chef religieux yaa ngi ciy jàpp soxna yi ñu ngi ciy jàpp vraiment suñu xol sedd na ci li ñu gis ñu tàllal ñu nag ñaan nañu incha allah le 31 dinañ jox ndam li ñun nag bokk nañ ci ñi nga xam ne du ñu dem di wuti di bàkku waaye ñi ngi ñaan yàlla wuti ndam li suñu ñëwee delloowaat ko Yoff ndax Yoff mooy yónni doomam ca pencum ndaw réew mi di leen gërëm di leen sant Abdoulaye Diouf Sarr amul seen fay ñun tam amuñu seen fay ñi ngi ñaan daal bu ko kenn fàtte bopp fas bi Benno Bokk Yaakaar nañu ko jël voteel ko incha allah au soir du 31 ñu ne Yoff am na ndam comme niñ ko daan amee jërë ngeen jëf